يا أيها النبي جاهد الكفار يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. jërëjëf Daouda yaa ngi wér xel mbokk yi bi ñu gërëmee Daouda vraiment ci jàng bu sell bi dañ leen di présenter oustaz Zakaria Seck Zakaria Cissé ngeen jégal ma de parce que dama am sama raq koo xam ne doomam Zakaria Seck la ko tuddee donc chaque fois le nom là daf may revenir quoi donc Zakaria Cissé defe naa kuy seetaan i rajo ak ITV di nga ko xam
donc mu nekk oustaz bu am xam-xam man première fois bi ma mës a wootee ci rajo moom moo tax vraiment ñu bëri dañ koy déglu ci Sénégal mu nekk oustaz boo xam ne vraiment Sénégal ñëpp dañu kontaan ci ñoom présentement iRadio ITV bu ni ko nit ñi gënee xam defe naa Imam Pouy la oustaz Zakaria Cissé ak oustaz Taïb Socé ak peut-être le journaliste Alassane Samba Diop mais xam naa ni daal ñoom ñett li ñuy def ci diine moo tax Sénégalais yi yëpp beddeeku dem ci rajo boobu donc mu nekk koo xam ne vraiment ñu dalal ko fii c'est un plaisir c'est vraiment un très grand plaisir ñu am ko mel nii ci conférence bi vraiment oustaz ñu ngi lay dalal di la ñaanal yàlla di la gërëm donc moom la ñuy jox mu ubbi conférence bi pour une durée peut-être de 30-40 minutes incha allah voilà jërëjëf merci. alhamdulillahi ala ni'mati al-islam summa salatu wassalamu ala ashrafi al-mursalin Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbokki cité Zac Mbao Kër Mbay Fall ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo gi imam ak ñi nga xam ni ñoo topp ci moom di ci teg délégué de quartier bi ak mboolem notable yi nga xamante ne tamit ñu ngi ci ginnaawam di yeewoo ci quartier bi ak ñi nga xam ni ay dëkkandoo nañu ay xarit nañu ay mbokk nañu ay am di jàmm nañu ngeen woo leen ci bis bi ci guddi gi pour ñu bokk ko ak yéen. ñu ngi jox ñëpp seen cër di wàccee ñëpp seen place di leen teg seen place. ñu ngi fàttaliku juddu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci jamono bi ñuy fàttaliku juddu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam day laaj ñu tënk tuuti bi ko yàlla di yónni muy ñëw ci àdduna di ñëw ci jamono fi ko yàlla yónni ak nit ñi nan nañu meloon ci ay jikko yu ñaaw ci ay jikko yu ñu ŋàññ ci ay jikko yu baaxul. yàlla li mu bind nit la ci gën a fonk, nit la ci gën a teral, nit la ci gën a yëkkati. ndax li mu bind yépp pour nit la. wa saxara lakum ma fi samawati wa ma fi l ardi jamian min. asamaan ak suuf li fi nekk yépp man yàlla dama leen koo tàggatal. yéen laa ko tàggatal pour yéen la, yéen a ko moom. yére yu rafet yi pour yéen la,
lekk gu neex gi pour yéen la, naan gu neex gi pour yéen la, oto yu rafet yi pour yéen la, kër yu taaru yi pour yéen la, dundin bu mucc ayib bu neex bu ànd ak jàmm ak salaam ci koom ci xéewal ci naataange lépp pour yéen la. yabna adam xalaqtul ashyaa kullaha lak wa xalaqtuka li nafsi fala tashtaghil bima huwa lak amma anta la. moo tax yàlla wax na si hadisul qudsi muy waxu yàlla boo xam ne nekkul ci alquran ci tënk ne yow doomu aadama yow doomu aadama su ko waxee képp kenn ci ñun doomu aadama yi wax na ak yow. yow doomu aadama dama bind lépp ngir yow. kan moo wax yàlla li ma bind yépp yow yaa tax ma bind ko, mais yow dama laa bind ngir sama bopp man yàlla. wa xalaqtuka li nafsi, yow dama laa bind ngir sama bopp. way waay doomu aadama rekk waay bul yittewoo li nga xam ni pour yow la ba fàtte yow pour kan la. waaye rekk waay yow doomu aadama bi bul jël sa soxla xar sa tànku tubéy tuur sa ndoxu kanam doo yendal doo fanaanal subaak ngoon di daw ci loo xam ne pour yow la, yow yaa ko moom, fàtte yow pour kan nga, kan moo la bind, kan moo la amal, ak li ngay wuti kan moo la ko bindal, kan moo la koy jox. doomu aadama nekk ci ngëlëmte balaa yàlla di yónni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndax digganteem ak yonent yàlla Isa def na ay at. yonent ñëwul, doomu aadama doye di ci xel bay jaamu ay xeer yoo xam ne moo ko yettal boppam, di jaamu ay bant walla garab yoo xam ne moo ko jëmbatal boppam. ci xel mu doyadi, xel mu wayadi. ci jikko yu suufee yu bàyyi mawe yu njaay àlle, naan sàngara ba tàqalikook sago, di wax lu waxuwul, di def lu defuwul. ci jikko ci wàllu jëflante ci alal koom, jëflante riba, kaay ma lebal la dërëm nga fay ma junni walla nga fay ma ñaari dërëm yooyu danga ma koy fay ci appa sàngam, appa boobu bu jotee te fayoo ma ko ma tegaat ci lu toll noona. yooyu lazina aamanu laa ta'kulu riba ad'aafan mudaafa, loolu si jublu woon mooy dañ koy ful di ko tripler. ci wàllu dundin, ci wàllu nekkin, ñàkk wor moo wante ñàkk joxante wor ma, suufelante doyantilante, ndax askan sàngam moo gën askan sàngam, seen yax moo gën a rëy yaxu askan sàngam, kon askan boobu ci seen gisin ñoom nañu war a sujjóotal, ñoom nañu war a rukkóowal, ñoom nañu war a raamal, parce que ñoom dañoo bokk ci askan wi, te askan woowu mooy askanu garmi yi comme niñ koy faral di waxee. ci wàllu nekkin parparloo, kii maag moom ñoo bokk dëkk, ku ko tooñ nga ma, ku mu tooñ ma tooñ ko,
ndax lu ñu doon wax man daal maa ngi bokk ci askan sàngam suñu jubee jaar ci yoon def li ñu war a def ma ànd ak ñoom ca loola waaye tamit suñu dëngee jàdda yoon wa ma jaar fa ñu jaar. boo di konte ci biir xeet xiiroo ŋaayoo xuloo saagante xassante mu mel ni daal yàlla bi mu yónni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn tremblement de terre suuf si yëngatu su suuf yëngatoo tabax bi taxawoon fii poto bi taxawoon fii leneen li taxawoon lépp dootul nekk ci place am dafay déplacé wu wala mu daanu dafa mel ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla di yónni foofu la àdduna tolloon. suñ ko contextualiser xool tey gannaaw bi ko yàlla yónnee 1400 ans ak lu topp mu mel ni àdduna dafa dellu foofu si tey doomu aadama ni muy jëfandikoo ñollu temps yooyu sax ñoom li ñu xamoon mooy raisin def ko sàngara wala tàndarma def ko nabis sànni ko ci ndox bàyyi ko foofu ba mu am ay bis mu fuur mais tey am na yeneen ak yeneen ak lu ñuy tuddee ay drogue dure yoo xam ne doomu aadama daf koy jëfandikoo mu di ko détruire di ko yàqal lu bëri tey àdduna daanaka bokk na ci li gën a jafee xeex li gën a jafee combattre yow mi koy xeex sax di ko combattre yaa ngi ci danger mooy loolu nga xamante ne moom mooy lii yàq doomu aadama gannaaw bi yàlla yónnee yonent yàlla Muhammad mu fekkoon àdduna ci melokaan wi tey gannaaw loolu bi mu ñëwee ci yooyu nga xam ne ñëwoon na pour xeex ko ba yàlla araamal ko mel na ni àdduna delluwaat na ca loola légaliser lépp ci wàllu jëflante ci alal riba lan moo indi crise financière ak yu demee ni ki noonu lépp mënatoo fay banque yi daanu fayit ak yu demee ni ki noonu parce que lépp ñu teg sa loos lu ëpp la nga xamante ne mënuloo ko ndax ñàkk mën moo tax nga dem lebi yow mi dem lebi normalement dañ la war a jàppandilal mais ñu teg sa loos lu ëpp loola su yàggee di nga rës yow sa bopp mu indi ay jafe-jafe ci dundin bi ñun ñëpp ñu yëg ko tey ci wàllu racisme ci wàllu apartheid ci dundin kii dafa ñuul kii dafa xees kii làkk bii lay wax kële làkk bale lay wax kii continent bii la dëkk kële continent bale la dëkk ñi dëkk continent bi ñoo gën a suufee ñoo gën a doyadi dañoo war a toog seen kaw dañoo war a jël seen alal dañoo war a nangu seen alal parce que loolu ñuy def amuñ ci bàkkaar non seulement mën nañoo jël seen alal mais mën leen jàpp sax def leen ay jaam tënk leen comme ay bàyyi ma nu ñuy tënkee bàyyi ma def leen lu ñu leen bëgg a def te dara du xew am na ci àdduna wala amul ci jamono bi ñuy wootee civilisation 21e siècle ak yu demee ni ki noonu ñu jàpp ne am nañu sañ-sañu lu xew ñu wax ci dem ci niñ ci bëgg a demee niñ ci bëgg a waxe teg daan ka ñu bëgg a daan ca kaw nañ ko bëgg a tegee daan ci tënk adduna bu mel nii yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi ko yàlla di yónni mu meloon noonu naka la def ba transformer loolu tabax ay nit ñoo xam ne ba tey ci àdduna amul benn génération boo xam ne daje nañu gëm yàlla wóolu yàlla topp yàlla def ay santaaneem bàyyi ay tereem réussite boobu ñu am ci temps bu gàtt boobu ba tey loolu répété wul ci àdduna lan moo waral loolu tabax bi mu leen tabaxoon defar bi mu leen defaroon ak ni mu leen yare woon parce que moom dafa yaru woon defaru baax yàlla ne ko sa mission mooy nga defare mooy nga baaxal tant bi soo ko defaralee nit ni mu rafetee ni mu taaroo couleur yi
ni mu marié woo ak li nga xam ne moo ci nekk décor bi gis nga ni mu rafetee bu fekkente ne da nga ko defal ay nit ñoo xam ne taaraloo leen nii ci xel taaraloo leen nii ci xol taaraloo leen nii ci jikko defaroo leen nii ci jikko ba ñu rafet ba ñu baax seen xol yi yiw seen xol yi baax ñu xam lu baax mën koo saytu su fi yàgg benn fan ñaari fan ñoom ñoo koy yàq parce que xamuñu valeur lii ñoom defaruñu comme nii ni mu defaroo. yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam balaa muy tabax ay xeer balaa muy tabax ay tali balaa muy tabax ay pont balaa muy tabax pour defar loo xam ne nit da ciy dund nit la jëkk a tabax pour nit kooku mën a tabax loola te bu ko tabaxee moom ci boppam mu saytu ko tey àdduna suñu problème mooy ñàkk a tabax nit kookale ci tabaxin boo xam ne dafay jóge ci borom bi subhanahu wa taala. sànq maa ngi dégg délégué ne dinañ jël engagement ci sécurité à 3000 francs ñu jël engagement wax ni dinañ ko def bu weer deewee dinañ dem ba le 15 2 semaines 3 semaines ba le 20 te duñ ko joxe 3000 francs mais lan moo ko waral ñàkk respecté engagement lan la mooy jikko bu baaxul la il faut nangu loolu wax sa kàddu après respecté woo ko mooy non des na parce que loolu yàlla bëgg yaa ayyuha alladina amanu lima taquluna ma la tafalun kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la tafalun yéen ñi gëm yàlla yéen ñi gëm yàlla lu tax ngeen di wax loo xam ne du ngeen koo def naru leen ko lu tax ngeen koy wax yàlla day mer bu rëy si kaw ngeen di wax loo xam ne naru leen ko def. jikko yu yàqu la pourquoi sécurité am na ñuy sàcc am na ñuy agressé am na ñuy dugg si jikko yu yàqu la lu tax lii kër gi lu tax lii weñ fer aluminium def si kaw si suuf sécuriser na kër gi lu ko waral parce que nit moo yàqu lépp danga koy def nga ne sécuriser naa kër gi am na loo xam ne soo tabaxee te defoo ko sax ñu ne mais yow sa kër gi amul sécurité fii amul sécurité mais yaa ngi sécuriser sa kër ci tabax après yaa ngi wut sécurité encore pour que lay sécuriser di la wëral di la xoolal yow da ngay sécuriser sa bopp ba dootoo nekkati en sécurité parce que danger day ñëw yooyu yëpp pour nga génn ci léeg-léeg benn environnement bu mais problème lay doon lu ko waraloon parce que ne da ngay sécuriser sa bopp léegi nag loolu mu ngi lay jural sax amatoo sécurité parce que danger bu ñëwee léegi pour nga génn ci kër gi wala ñëpp génn problème la ndax niñ ko defaree c'est que maa ngi jëm ci jikko yu baaxul yoo xam ne moom la ñuy dund ñun ñëpp ñu xam ko. xel lu mu rafet plan lu mu baax lu mu jub luñ ko rafetlu te jëmul si ñu tabax nit neel zéro. moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónnee moom dafa wax innama bu'istu li utammima makarimal axlaaq ñi dégg arab xam nañ ni ngeen koy waxee ni mu construire phrase bi maanaam ni mu ko tabaxee xam nga lu xew dama lay wax li am ba am lii rek la amul leneen bul téye leneen lii rek mooy am lii rek moo tax yàlla yónni ma mooy pour jikko yu rafet yu baax yi yonent yi doon ñëw yonent par yonent ba mu mat ñaar fukki yonent ak juróom yi nga xam ne yàlla tuddal nañu ko ci alquran ñi la di wax fukki yonent ñetti téeméer yonent ak fukk ak ñett mais ñaar fukk ak juróom la ci yàlla tudd ci alquran lii rek moo tax yàlla yónni ma mooy jikko yu rafet yu baax dëggu wóor maandu baax jub ak yeneen jikko yu rafet yëpp lii rek a tax yàlla yónni ma amul leneen sama mission yëpp loolu rek la julli bi pour jikko yu baax la soo ko comprendrewul mooy comprendre loo pourquoi may julli waa tamit sola inna solata tanha anil fahsha'i
wal munkar yàlla ne taxawal julli parce que julli dalay tere lu aram ak lu ñaaw. Finalité bi li mu war a def ci yow mooy dox sa digganteeg lu bon ak lu ñaaw kon julli bi ngay def pour lan pour am jikko yu rafet soo ko comprendre bu boobaa li tax nga jële ci jikko yu rafet mooy defe ko niñ ko jàngale azaka bi même chose lana yàlla xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim jëlal si seen alal yi azaka boo xam ne da nga leen ci laabal ci tilim tilimu bëgge ak tilim tilimu nay di màggal seen alal ci barke bi nga xam ni moom la ci yàlla di def subhanahu wa taala wa salli alayhim te nga ñaanal leen yàlla ak njéggal kon azaka lu tax ñu koy joxe pour am jikko yu baax aj Makka lan la yàlla wax alhajju ashhurun ma'lumat fa man farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fi lhajj aj jikko yu ñaaw yi waru cee am waru ñoo wax ay kàddu yu ñaaw xaste xuloo xiiroo ŋaayoo ci aj même nit bu la dëggee bu la concaa bu la puusee noppil fala rafasa wala fusuqa génnuk topp amul ci aj def loo xam ne dañ koo tere ci mooy yàlla amul ci aj amul sax dàgga santé yaa ma dëgg lu tax nga dëgg ma puus nga ma buux nga ma wala jidaala fil hajj mais yii lu muy def mooy nga mën a supporter nga mën a am benn tolérance ak mën a baalaate ak jublu ci li nga xamante ne moo la tax a jóg li yëpp li ko tax a jóg mooy lan mooy defar jikko ak tabax jikko kor lu ko tax a jóg lan la yàlla wax yaa lazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun farataal naa yéen si yéen koor pour lan pour ngeen am ragal yàlla mooy lan mooy ngay def ay santaane bàyyi ay tereem kuy def santaane yàlla di bàyyi ay tereem mooy am na ay jikko yu baax gëm yàlla bu wér ak jikko yu rafet du séparé wu toujours day ànd innamal mu'minuuna allazina iza zukira allahu wajilat qulubuhum innamal mu'minuuna allazina iza zukira allahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ñii rek ñoo gëm bi mu waxee ñii rek ñoo gëm la wax mais après mu indi ay pratique ay melo mooy bu ñu tuddee yàlla jàng alquran sa xol ragal sa xol tiit ak bu fekkente ne di wàkkirlu ci borom bi taxawal julli di génne alal lii lan la ay jikko yu rafet la pour joxe exemple moo tax même yenn tere yi soo yu saa sam su koy tere day indi gëm yàlla ak gëm alaxira ku gëm yàlla gëm alaxira du def lii xool la yonent bi wax man kaana yuminu billahi wa yawmil axiri falyaqul xayran aw liyasmut ku gëm yàlla gëm alaxira na wax lu baax te noppi bul wax lu baax wala mu noppi ndax wax lu baax ak noppi duñ ko yemaatle wax lu baax moo gën noppi falyaqul xayran na wax lu baax te noppi su waxee lu baax ba noppi na noppi kon nekkiti bu fekkee ni nit ki nee na gëm na yàlla te gëm yàlla boobu feeñul ci ay jikkoom ci waxam ci doxinam ci tooginam ci dundinam ci jëflante dañuy wax ni war nañu poser question ani gëm yàlla bi ani gëm yàlla bi parce que gëm yàlla bu fi nekkee normalement dafa war a ànd ak comportement yi nga xam ni ku gëm yàlla moom la war a comporter woo te suñu société lu fi am saagante xasante tuumaalante tey sax nag ñi am buzz ci réseaux sociaux yi ñu leen di wax di leen coow di leen waxtaane ni ñëpp di leen coow mooy ñi gën a ñaaw làmmiñ ñi gën a mën a wax lu amul ñi gën a dangaam ngeen baal ma ci waxin bi du dara ci wolof parce que dangaam mooy voilà ni koo xam ni loo wax mu indi naan day argumenté loolu mooy dangaam dem na ba ñuy wax ci diine sax tey pour nga am buzz il faut nga dangaam tuuti voilà il faut nga wax façon boo xam ne ñàkk a kersa mu ngi ci
ñàkk a yar mu ngi ci, ñàkk a teggin mu ngi ci. Bu boobaa jigéen ñi sax kooko leen gën a saf. waaye oustaz diw man oustaz boobu ni ma neexee waaye oustaz boobu ak a xumba waaye oustaz boobu anamu. su ko defee ñu koy paasante réseaux sociaux yi tey ñooñu ñoo ëpp buzz am déet. ci côté yëpp ñu ngi wax ci dëkkandoo lan la yonent bi wax man kaana yuminu billahi yawmil axiri fala yuzi jaara ku gëm yàlla gëm àllaaxira bu mu lor dëkkandoowam. pourquoi pratique bi mu lëkkale ko gëm yàlla gëm àllaaxira parce que ku gëm yàlla gëm àllaaxira dafa war a jikkoo lii muy def maximum possible lu mu mën kéemtalaayal kàttanam bañ a lor dëkkandoo. mais bokk na ci lor dëkkandoo fi nit ñi di jaar ñëpp nga ñëw gas si diggu yoon bi sa yoon newu ci loolu doo lor say dëkkandoo. bokk na ci lor dëkkandoo ngay tabax sa tabax kenn waxuloo du tabax parce que mënoo ñàkk a tabax nga sotti say béton sotti say suuf sotti li ñuy tabaxee yëpp ci diggu yoon bi pour nit ñi jaar am problème fan laay jaar naa wër fii naa wër fële mais yaa ngi lor say dëkkandoo. bokk na ci lor say dëkkandoo nga am sa xewu bopp fii nekk benn voie publique ñëpp fii la ñuy jaar nga occupé yoon bi pour sa mbiru bopp yow ñeneen ñëpp sa yoon newul ci ñoom bi yoon bi moo gën a gaaw moo mën a génn urgence mën naa am feebar mën naa am leneen ak leneen mais sa yoon newu ci mais kooku lor la ak yeneen yoo xam ne dañ koy dund waxuma laa dem jël alalam ak yu mel ngoo comme ni ñu ko doon waxee léegi. kon bu ñuy fàttaliku juddu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaakaar naa amul lu ëpp solo ñu fàttaliku lenn ci ay jikkoom ma tënke fenn comme 30 minutes des na 5 minutes bu fekkee ne juumuma xale bi sànq dana ko yàlla fay Daawud yaa Daawudu inna ja'alnaaka xalifatan fil ard fahkum bayna annaasi bil haqq wala tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah inna allazina yadilluuna an sabilillahi lahum adabun shadid bima nasu yawmal xisaab wa daawuda wa suleymaana iz yaxkumaani fil xars iz nafashat fihi ganamul qawm macha allah xam nañ dara tuuti si alquran xam nañ dara tuuti si njàngin maxaarijul xuruuf sifaatul xuruuf xam nañ ci dara. yal na yàlla xeeb dolli mais li ma bëgg a wax def ko makka am na avenir trop ci alquranul karim te alquran ku ko kii rek mooy am nga avenir si sa kanam ci xam-xam yëpp nag. ñeenti jigéen la fi yàlla tudd ñeenti jigéen ñaar ñi amuñu jikko yu baax yàlla ne safara nañu jëm donte seeni borom kër ñu baax nañu woon ñu amoon jikko yu baax nañu. ñaar ñi am jikko yu baax yàlla ne àjjana nañu jëm kenn ki jëkkëram baaxul ku yées la ngeen baal ma ci kàddu gi ku am jikko yu bon la ndax kenn mësul wax man maay seen borom bi gën a kawe xamaluma leen beneen yàlla bu dul man ku dul moom mooy Firawna soxnaam di Asiya yàlla ne àjjana la jëm gannaaw bi mu ko ñaanee borom bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxal na ci ay ahadis ne ñooñu ñooy nekk sangu moom bokk na ci ñuy nekk sangu jigéenu àjjana yi kenn ki amul borom kër mooy Maryam ñaar ñii seen jikko yu baaxul ci dundin ci jëflante ci nekkin ci seen làmmiñ lu ne ñu dugal ko ca lu nekk ñu wax ca si seen contre jikko yu baax ak dundin bu rafet ak dundin bu baax seen ñaari borom kër ay yonenti nañu ñoo leen yilif ñu nekk ñoo xam ne yàlla moo leen tànnal boppam yónni leen ci nit ñi ñu baax yàlla wax ni moom yonent yàlla Nuux moomu bokk na ci yonent yi nga xam ne ñoo ëpp garaat ci yonent yi ci ulul azm mais ñaari soxna yi lu tax ëllëg dañuy dem safara donte nekkoon nañu ci suufu kilifteefu ñaari góor yu baax parce que seeni jikko moo baaxul woon. kii borom këram amul ku ko gën a yées ci àdduna mooy Firawna mais jikko yu baax tax na
balaa mu naan yàlla may ma àjjana dëkkandoo la jëkk a ñaan comme ni ko borom xam-xam yi di waxee rabbi ibni lii indaka baytan fil janna yow yàlla maa ngi lay ñaan nga tabaxal ma fa yow kër ca àjjana. yàlla ci moom la jaarale yonent yàlla Moussa sauvé parce que la mu waxoon Firawna conseillé ko qurratu ayni lii wa lak laa taqtulu asaa an yanfa'ana aw nattaxizahu walada mbégte la ak pour man ak yow Firawna buñ ko rey ndax mën nañ koo jàpp comme doom wala ëllëg mu njëriñ ñu. Maryam amul borom kër yàlla jaarale ci moom la mu bëggoon jaarale ci moom te mu nekkoon jigéen boo xam ne jigéen bu baax la kullama daxala alayha zakariya ul mihraba wala zakariya al mihraba zakariya parce que riwaayatu warsh la min moo tax ma ne zakariya ul mihraba naa wax zakariya al mihraba wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki haza qaalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yashau bi gayri xisaab Zakaria yonent la Maryam xale bu ndaw la nekk sa néeg ba di ko liggéey di fa def lépp Zakaria mi ko doon yar nekk yonent saa bu ñëwee foofa fekk fa ay fruits yoo xam ne ca jamono booba amul ci dëkk bi yëpp mu jaaxle ne ko Maryam foo jële lii nu mu lay dikkalee mu ne day jóge ci borom bi moo ma koy indil yàlla mooy wërsëgal ku ko neex te du am loo xam ne day am limite wala mu koy calculer mais lan moo ko joxoon loolu mooy jikko yu baax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku amoon jikko yu rafet la digganteem ak ay soxnaam soxna Aïcha moo ñuy nettali nee na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu newoon ci biir kër gi mu ngi nekk ak ñun kii bu jàppee ca ndab ya moom mu jàpp ca bale ba kii bu jàppee ca bale ba moom mu jàpp ca lal wa kii bu jàppee ca lal wa moom mu jàpp ca bale ba c'est-à-dire mooy sunu borom kër mais su nekkee si biir kër gi ñu am lu ñuy def ca fa mu aye la ngay def te defagoo leneen la moom day jóg jàppale la ca la nga defagul sallallahu alayhi wa sallam borom kër bi gën ci borom kër yi ci woyof boobu ak dund ak ay soxnaam noona tey ban kilifa ngay dégg wala ngay jàpp wala ngay jox cëram ñu ne génn na ci mbedd mi jóge na ci liggéey bu am solo ndax ba muy rawanteeg Aïcha guerre la jóge ak saxaaba yi loolu aussi léeg-léeg dañ koy faral di fàtte te xam nañ guerre nu mu mel ak la nga xam ne moo ci nekk ci dogu beeg yu mel noonu ñu jóge foofu dox kaa ñu rawante ci kanamu saxaaba yi mbooloo mi yëpp nekk mbooloo mu rëy bu takku mu ne soxnaam kaa ñu rawante kaa ñu daw mu raw si sunu waxee naan ko mbëlle raw naa la fayu naa lu waral loolu parce que soxnaam la xale la mu foog moom jàngal saxaaba yi que ni seen bu soxna da ngeen war a miinante ak ñoom da ngeen war a di fo ak ñoom da ngeen war a laamisoo ak ñoom da ngeen war a jaxasoo ak ñoom tey problème bëri na ci biir kër yi bëri na lu ko waral jikko yooyu ci góor ki yonent Yàlla Muhammad sallam jikko woon jikko boobu amu fa benn kàddu moo fi am maa koy yor fii sama ndogal moo fiy dox benn géño moo fi am maa koy takk ak yu demee ni ki noonu te ci lislaam li ñu santoon ci wàllu jikko mooy nañu waxtaan fa in arada fisaalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha alayhima li gën a tuuti l'islam dala wax nañ ci communiquer mooy lan mooy feral doom su ngeen bëggee feral seen doom jigéen amul sañ-sañu tëb rek dama koy feral ndax xale bi dafa mën a nàmpa sonal na ma bàyyi amul sañ-sañu tëb rek ne feralal xale bi yaakaar naa war naa mën a mat fer yàlla nee na bu ngeen bëggee feral yéen ñaar an taradin minhuma xoolal consensus bi la jiital te consensus mënul am te waxtaan amul xoolal wata shaawurin doog a ñëw pour wane ni foofu da ngeen war a dëppoo du jigéen bi rek mooy jël décision du góor bi rek mooy jël décision mais ñoom ñaar nañu jëlandoo décision boobu borom xam dañuy wax ni loolu da lay junjal ne lu tuuti loolu su waxee na ngeen ci waxtaan ba am consensus leneen lu dul loolu te gën a rëy taxul ñuy wax
moo tax mu doon waxtaan ak ay soxnaam, jógewul xare dugg ci biir néeg bi Umu Salima gis ko xam ni dafa jaaxle wax yonent bi lan la lu xew mu ne man damaa ñëw ne samay sahaaba nañu rey seen hadaya watu dindi seen yëre armal yi mais kenn faalewuma te boobu sulhul Hudaybiya la dañoo waxoon ni dañuy dem pour dugg Makka pour umra yàlla dogal ne umra du am ci boobu at sahaaba yi jàppoon dañuy umra ñu discuter ak moom ba mu leen joxee ndigal boobu ñëpp toog kenn wuyu ko ci loolu mu jaaxle dugg ci biir néeg bi génn dugaat soxnaam na ko lu xew mu nettali ko soxna si ne ko mais bu ci boole wax yow demal rey sa hadiyu ki lay wat nga ne ko kaay wat ma rek soo ko defee léegi nga gis ñu toppal la mu def loola kan moo ko génnee ci problème bi mais jigéen moo ko ci génnee lu tax mu génnee ko ci parce que nëbb ko li ne ci moom jikko yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jikkoom ci xale mës naa toog ndeysaan ci kaw minbar di xutba Xasan ñëw Xuseyn yonent bi saa sallam wàcc ci minbar bi mu ngi doon xutba de te xam ngeen juma ak xutba ni mu amee solo mu wàcc ci minbar bi parce que mu ngi jóge fële sol lu gudd di daanu di jóg di daanu di jóg mu yërëm ko wàcce minbar bi dox yëkkati ko ba àgg ak moom ci minbar bi teg ko ne yàlla wax na dëgg innama amwalukum wa awlaadukum fitna li am te am rek mooy seen alal ak seen njaboot fitna nañu ci yéen parce que xale bi laa gis am ci moom yërmande ni muy daanoo ko jóg mënatuma koo muñ moo tax ma bàyyi moo tax ma wàcc minbar bi pour ñëw jël ko yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci maandu tey ci am lu ëpp benn soxna danaan maandu ci séddale leen li mu am ku ci nekk la mu yellool danaan maandu si séddale leen seeni ay naan allahumma haza qasmi fii ma amliku fala tu'akhidni fii ma tamliku wala amlik yàlla lii day moom lay séddale ci loo xam ne sama moomeel la bu ma jàppee loo xam ne yow yaa ko moom man moomuma ko boroom xam-xam yi di ci jublu cofeelu xol ba nga xamante ne jafe na ñëpp mën a tolloo ca loola te loolu nekk loo xam ne lu nëbbu la sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu baalaate jégal naa la lan na ko yàlla wax jurum hajiran jamila gàddaay leen gàddaay bu rafet gis nga hajir jamil gàddaay boo xam ne bu ci boole coow sama gars yi dangay waaru quoi mën nañ ci dara hajiran jamilan bu ci boole coow bu ci waxu suuf comme ni ko chef de quartier doon waxee sànq fasfahi safhal jamil gis nga jëllaleel bu rafet xam ngeen jëllale mbir mi mu mel ni yëguloo mais na rafet bul jëlale ba noppi naan du mën nga doon gaara waale xam rafetatul c'est-à-dire na mel ni lan la xale yi di wax xam ba ca waaw bàyyi ko ci biir voilà bàyyi ko ci biir mu yaakaar ni comprendre fekk moom moo comprendre yow comprendre nga lépp mais nga noppi borom kër du def lu mu dégg te neexu ko wala kilifa sax mu bëgg cee wax suy def loolu boo moytul personnalité am dina xaw a wàññeeku kilifa laay wax moo xam ci biir kër gi la moo xam ci quartier bi la moo xam ci liggéeyukaay bi la léeg-léeg day am yoo xam ne da nga koy xam mais day mel ni xamuloo peut-être li muy yàq bariwul torop léegi nag su ngeen toogee di wax mën nga wax bu général saa nga dugg sax si ay détails keroog lii am nga wala boo waxee wax bu général nañ comprendre ni yow xam nga kon yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dóor nañ ko saaga nañ ko xas nañ ko boole nañ ko jigéen ñi ak ñi nga xam ne seen xel yi ñorul ak ay xale ñu koy sànni xeer ba te sën ba di génnee deret mais lan moo xew malaaka bi nga xam ne moom la yàlla dénk montagne yi ñëw ne ko sa borom moo ma yabal ñaari montagne yi tiim dëkk bi soo ma joxee ndigal ma daaneel ñaari montagne yi ci dëkk bi dëpp ko ñëpp faatu mu ne ko noono allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun jéggal leen dañoo xamul mën na am bu ëllëgee ñii di ma def lii yàlla génnee ci ndiggu kenn ci ñoom wala ñenn ci ñoom ñoo xam ne dañ may gëm ba mu ubbee màkk waa màkk ñëw ak seen gàngoor waa màkk yépp toog lan nga yaakaar tey moom laay def ci yéen gannaaw yàlla jox na ko mbooloo yàlla jox na ko kattan yàlla jox na ko man-man mu féete leen kaw tey lan ngeen yaakaar ni yéen waa Makka gannaaw bi ma leen ëppee mbooloo ëpp leen doole te ngeen ma doon bundu xatal ak sama mbooloo lan ngeen yaakaar moom laay def ci yéen tey ñu ne ko xay lu baax rek ngay def parce que yow xamoo lu dul baax lu baaxul soo ko bëggoon def sax mënoo koo def axun karimun wabnu axin karimin ku baax nga doomu mbokk mu baax nga mu ne izhabu fa antumu tulaqa dem leen baal naa leen. kon gis ngeen ci wàllu jikko yi mu meloo si la tabaxee woon ay sahabaam
ba ñu mel ni nga xam ne noonu la ñu meloon sahaaba yi yar ci ñi nga xam ne ñoo ñëw seen ginnaaw mooy taabi'una yi yar ci taabi'una yi muy 3 générations yooyu nga xam ne dañuy wax ni moo gën ci génération yi. pourquoi parce que ñoo gënoon taxaw ak alquran ci wàllu dundin ci wàllu nekkin ci wàllu jikko la nga xam ne moo nekk jikko yi. kon yàlla nañu yàlla may ñu am jikko yi alquran roy yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci jikkoom ndax comme ni ma ko waxee lenn rek moo tax yàlla yónni ko mooy defar jikko yi te tey àdduna ñun ñëpp nangu nañ problème bi gën a rëy mooy ay jikko yu yàqu. kon fa ñuy jëm pour defar ko fu mu mën a doon lu dul jubluwaat ci jikko yi pour defar ko rek mooy àdduna du mës a jag te ñenn rek ñoo am luñ ko mën a defaree mooy jullit ñi. te lii benn occasion la boo xam ne mënees na cee waxtaan mais aussi mën nañ di ci am yeneen i daje yu dul yii ak di ci évaluante di ci saytuwante si jàkka ji ak fu mu mën a doon ci biir kër yi su ko defee kër yi suñu amee jikko yu baax yi mais mbedd mi jikko yu baax yooyu moo fay nekk parce que ñi ne ci kër yi ñoom ñooy daje ci mbedd yi ñoom ñooy daje ci marché yi ñoom ñooy daje ci oto yi ñoom ñooy nekk fépp kon nañu defaraat jikko yi ci yar bi nga xam ni moom la alquranul karim wax ak tagga yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci jikko taggewu ko ci leneen du ci xam-xam du ci am-am du ci daraja du ci maam du ci deret du ci askan du ci dara lenn rek la ko taggee wa innaka la ala xuluqin azim ci ñu dégg arab wa innaka inna bi ak laam bi nga xam ne moo ñëw ñaar yëpp pour dëgëral la pour confirmer wax yaa ngi nekk si jikko yu kawe te jikko yooyu mooy jikko alxuraan loolu yàlla wax defal nga def lu mu la tere nga bàyyi kon yal na yàlla may ñu mën a am jikko yooyu yal na yàlla may ñu xam kan mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak roy bi ñu ko war a roy ak jox ko li nga xam ne moo nekk dayoom ak wareef bi nga xam ne moo war ci ñun ñu jàng dundam siiraam dañ ko war a jàng ndax mënoo koo roy te jànguloo siiraam mënoo koo roy te jànguloo alquranul karim kon yal nañ ko yàlla yombalal maa ngi jéggalu lu jub ci wax ji ci yàlla rek la lu ci dëng ci man la ci seytaane wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin passé naa 30 minutes jërëjëf Oustaz vraiment. Donc on n'aura pas construit autant de daara égal au nombre d'écoles, on ne construira rien aussi. macha allah jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf Oustaz. jërëjëf vraiment. nga baal ma rek. nga maa ngi jégalu c'est que Birame mooy sama patron rajo voilà doo koy faral di wax imam ingénieur Birame Pouy. mais bu ñu bokkee émission macha allah. voilà moom ma yóbbu rajo ITV voilà. ñuy bokk benn émission bu ñuy wax misaan mooy li mbokk bi di wax sànq maa ngi koy fàttaliku boobu temps yaakaar naa yéen nga tukki. voilà après la ma wax sa liggéey ak yooyu wax ma ak taxawaay bi ci quartier beeg yu mel noonu. donc sama patron moo nekk sama wet sama consultant moo nekk sama wet voilà léeg-léeg mu dugal ma ay questions yoo xam ne day xaw a difficile yàlla def ñu génn ci bu ñu génnee gars yi naan mais yow sa booy boobu doy na waar de man leen non booy bi ni muy def noonu la dañ koy encouragé maa ngi jéggalu bu baax. jazakallahu xeyr jërëjëf Oustaz xam naa beneen yoon dañ lay jox 2 heures de temps. parce que waxtaan bi neex na trop am na solo trop. On aurait bien débattre avec vous. vraiment voilà c'est ça parce que xam naa ni. j'aime beaucoup le débat. y a beaucoup de questions yoo xam ne gars yi xam naa ni boo toogoon dinañ la mën a poser question yi. amul problème beneen yoon. waaw parce que am na solo trop surtout que am na ay points yu am solo yi nga insisté mooy la vie avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. donc ni àdduna meloon. ak bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ci àdduna. ni mu changé àdduna. ak jamono ji actuellement nii fi mu toll. ba nga xam ni nga insisté que ne yar rek moo mën a changer Sénégal fi mu toll nii ci monde bi. boo xoolee boo jëlee même feebar bi ñuy wax naan takkal masque. c'est la prévention. boo jëlee paludisme dañ naan takkal moustiquaire. donc xale yi li ñu mën a changer dëkk bi mooy ñu yar leen. donc nga insister que ni bu ñu yaree xale yi ay tëjal ay sécurité yeeg yooyu yëpp mën nañ ko fàtte.
parce que am na dëkk yoo xam ne boo fa demee mun nga comme Dubaï léegi soxlawul sax yenn sécurité yi parce que tout est ñëpp dañ leen yar. nga dem Rwanda noonu donc oustaz li nga wax am na solo trop te yar bi ci gën mooy ni nga ko waxee ñu jël référence ci sallallahu alayhi wa sallam donc loolu vraiment ñu ngi la ciy gërëm di gërëm sa taxawaay bu baax a baax donc laataa ñuy jox imam Pouye